bon asalaamaaleykum man la Birane Fall coordinateur départemental delloo askan wi li ñu moom bon dama bëggoon bala ñuy tàmbali ñu defal leen présentation ñi fi nekk parti yi fi nekk te bokk ci Yewwi Askan Wi. am na d'abord PASTEF bu président Ousmane Sonko am na ñu ko fi représenté am na Taxawu Sénégal bu Khalifa Ababacar Sall am ñu ko fi représenté am PUR bu Serigne Moustapha Sy ak ñi ko fi représenté am na Pare Suqali Sénégal bu président Abdou Karim Fall dëkk fii ci Mbacké ñu nekk këram di fi def point de presse bi am na Set Sénégal bu président Mamba Guirassy am Grand Parti bu président Malick Gakou am Appel 3J bu Aminata Lô Dieng am PRP bu président Déthié Fall ak FDS Guelwaar bu docteur Babacar Diop. Donc yooyu mooy parti yi fi nekk fas yéene def ak yéen tey benn point de presse loolu moo doon présentation bi donc su ma paree ci présentation bi damay jox suma camarade Bamba Cissé mu defal ñu historique bi. Bamba Cissé la nekk pôle finance Pastef bokk ci bureau exécutif Pastef. bokk na ci li waral jotaay bi ñun ñoo ngi ci biir Yewwi Askan bi te Yewwi Askan bi dafa am lu mu moom mooy Sénégal ñoo bokk Yewwi Askan bi te ñëpp dañoo am yaakaar ci Yewwi Askan bi mu am nag ay doxalin yoo xam ne depuis ci local yi ñoo ngi ko remarqué te mu doon doxalin yoo xam ne baaxoowul ak li sénégalais yi yaakaar ci ñun. D'abord dañuy commencé ci local yi ñu génn département bi biñ leen choisir lee ay candidats dëgg la leader yi ñoo ko choisir donte département bi amuñu ci woon gisin mais ak lu mën di xew jéem a ànd ak ñoom ci doxalin boobu mais biñ duggee ba ci biir gis nañ ni kenn ci candidat yi mooy ki gagné département bi même ci biir campagne bi dañuy gis ni dafa ber yoonu boppam ba d'abord sax ñoom leader yi bi ñu fi ñëwee ku ci mel ni sama leader président Ousmane Sonko constat boobu def na ko ba bi mu ñëwee ci gars yi wax na ko ba sax am na kàddu bu mu waxoon boo xam ne dama ciy dellu si waat mu ne est-ce que yéen waa Mbacké pare ngeen pour yeewee ko gars yi ne ko pare nañ pour yeewee ko mu ne li mu gis ñun parewuñ pour yeewee ko ñu leen di xamal ne d'abord même bu fekkee ne dafa jàpp ne ñun parewuñ pour yeewee ko est-ce que ñoom bokkuñu ci li ñu yeew parce que tey jii ñoom ñoo ñu choisir loon candidat boobu donte candidat bi gis nañ ni mu doon doxalee ci biir campagne électorale bi yépp ba ci biir campagne électorale bi am na ci biir département bi ñoo xam ne dañ doon woote ne ñoom ñu bokk ci biir Yewwi di woote ne commune bi nañ voteel Benno département bi ñu voteel Sëñ Fall te ñenn si ñu ko doon wax am na si kenn koo xam ne moment bii ñuy waxee yow élection yi ñu jëm candidat loolu lépp jot fee jaar bi ñu génnee ci élection yi ñu xamal leen ne leen élection yii nii liñ leen doon wax ci biir élection yi yëpp d'abord gis ngeen ko biñ génnee ci élection yi bi ki gagné ci département bi muy Sëñ Fallou Mbacké bi muy tabbu bureau biir Yewwi Askan bi mennum Pastef moo fa am benn représentant ci bureau bi mennum Pastef moo ko ci am te coalition bi tënk ñaata parti loolu lépp bind nañ wax leen ko biñ bindee wax leen ko gisuñu benn saafara ci loolu ñu foogoon ni buñ jugee ci loolu dinañ tirer occasion ci li fi jaaroon ba suñuy tabaat dinañ bàyyi xel département bi ma jàpp ne ñoom waa conférence des leaders bu fekkee li ñu bëggal ñoom seeni département ak li ñuy woo askan bi ci Yewwi Askan bi li ñu bëggal seen département yi ñun loolu lañ bëggal suñu département yi ñu gis ni même tànnin bii ñu defaat tànnin yi bëri na ay erreur mën naa ñëw ci erreur yi par exemple ci 5 yi ñu tànn am na ci
deux yoo xam ne moment bii ñuy wax ak yéen député la kenn ki mosoo leen koo gis assemblée kenn ki mosoo leen koo gis assemblée te tabaat nañ ko pour mu nekkaat député keneen ki nekkoon na assemblée mais tey lan la ñu apporter assemblée ñun département bi boo leen ko xamee ngeen wax ma ko man boo gisuma ko beneen bi nga xam ne nag moo gën a doon constant bi nga xam ne moom lañ gën a war a taxaw muy ancien maire bu Mbàkke nga xam ne waa Mbàkke dañ koo sanctionné te tamit dafa am loo xam ne xel nanguwu ko te tamit li ñuy woote muy yeewi askan bi nanguwu ko ab Mbàkke Ndaw ñëpp xam nañ ni bu ko Macky Sall defoon candidat ci élection yi ñu génn duñ ko fi gis léegi nag kantaa nekkul candidat mu dem boo ko gis-gis di battre campagne contre Yewwi ci élection yi ñu génn ñun ñu doon battre campagne contre moom taxaw ne waa Mbàkke kii amul bilan kii am na ay plainte yu koy xaar waxal ko loolu mois de février juillet nga tànnal ñu ko ñu dem war a taxawaat ak waa Mbàkke ne leen yéen waa Mbàkke kat ñun ki ñu leen doon wax ne leen février amul bilan juillet ñëw leen votel ko mais loolu ñun suñ ko defee dañoo yeb sax waa Mbàkke bu ñu amee fula dañuy mbéj waa Mbàkke bu ñu amee fula ñoom ñoo ñuy njëkk a mbéj mais nag ma gis ni doy na ça suffit ñun nag kenn duñu génne yeewi askan bi li ñuy xeex lépp ci biir yeewi askan bi lañ koy mën boo gisee nag combat bii nii d'abord ñi ñu choisir ni ñu leen choisir d'abord baaxul mais yow ñu choisir d'abord ci nu baaxul ba pare yow teguwoo ci yoon yow mi ñu choisir nga ber sa yoonu bopp mais ñoom ñoo wax intercoalition mais ñi ñu choisir parce que benn parti bi ñooy liggéey rek parti yi fi biraan yi lim yëpp kenn gisu leen ci campagne bi te tey même Abdou Mbacké Ndaw moomu may cité Abdou Mbacké Ndaw moomu may cité ñoo ngi si 8 jours de campagne yéen ñi dëkk Mbacké est-ce que gis ngeen ko fu mu fi wàccee battre campagne amul lu mu wax waa Mbacké amul lu muy wax waa Mbacké amu ko mais nag léegi tey bu fekkee ne yeewi askan bi ñuy jaay askan bi wax dëgg yàlla nañ ñu dimbali lii ñuy def nii département bi dafa souffrir ba sonn xool leen depuis bañ commencé am ay député ba tey façon député yii ñuy am est-ce que loolu la département bi mérité mais nañ ñu si jàppale lii moom wax dëgg yàlla ànduñu si te aussi tamit yaakaar naa ñi war a ñëwaat damay bañ a guddal injustice bi bëri na te tamit pour jox leen ay fait injustice bii nii ñoom biñ tànnee ba pare bind nañ leen chef de parti bu nekk jot na lettre benn réponse jotuñu ko si lii nag mooy dernier sens moo tax ñu def ko lii nag li tax ñu def ko dafa am koo xam ne depuis local yi ñoo ngi ànd di liggéey muy Rouba Gueye moo ngi ci ñu investir ko si liste nationale bi ñun moom lañ fas yéenee baataral campagne di xamal waa Mbàkke ni buñ leen waxee ne leen Yewwi du fi am liste dafay am liste Yewwi dafay am liste te ñun danañ ko baataral campagne lu mu laaj rek danañ ko si def incha allahu rabbi baax na maa ngi jégalu ci kàddu yi waaw wàllu nag du suñu adversaire wàllu moom du suñu adversaire APR la suñu adversaire moom APR la mais nag doxalin bi wàllu di doxalee li taxoon ñu def intercoalition bi ñoom teguwuñ ci ñun nag néewuñu dañuy dóorante ak suñu ay leader déedéet mais nag choix bi niñ ko defee d'abord baaxul mais ñiñ choisir tamit ni ñuy doxalee baaxul te ñun dañoo gis ni lii ñu tànnal département bi gënul ci département bi moo tax ñun ñu choisir yoon bii nii yoon biñ choisir mooy baataral campagne koo xam ne ñun ñoo doon ànd ci local yi ba tey combat bu ñu fi def ñoo ko ànd mëne ñu investir ko liste nationale ñu war koo baataral campagne mu nekk ci liste nationale bi tudd Rouba Gueye dëkk ci département Mbacké ñu am droit pour baataral ko campagne moom lañ fas yéene baataral campagne non waxi investir romb nañ ko bu yàgg boo dégloo sama biir wax ñëw naa si nee naa la ñi ñu investir jàll na mais dama koy indiwaat pour ngeen xam lu waral fi ñu jaar ba yegg si fii ba tax ñu def lii ñu def fi ñu jaar ba yegg si fii te bind nañ wax nañ sàkku nañ jotaay ak ñoom ne leen même su fekkee mën ngeen ñëw recevoir bind nañ ko PV yeeg lépp a ngi fi daje. en fait Birane
soo gisee mu tudd investiture yi c'est-à-dire que ni daf la doon defal historique bi fan lañ jóge par rapport ak leader yi ba yegg si fi ñu yegg si tey li waral lii dafa am foo xam ne foofu la ñu déparé xam nga mbir boo koy démarrer da ngay commencer def genèse bi nga wax nit ñi fan nga déparé ku ci nekk ci ñun da nga am parti am foo nekkoon di fa liggéey ñu daje dans une coalition bi ca local yi lañ ko tàmbali di ci liggéey ba tey donc ci diggante bi il faut que ñu wax leen waa Mbacké fan lañ nekkoon fan lañ jëm fu ñu jaar ba tax ñu yegg si fii moom historique boobu la doon defal en fait loolu la woon quoi. Seydina Aliou Niang, coordonnateur CERT Sénégal de la région de Diourbel. waaw man dama dellu si waat rek gën a taxaw bu baax ci gën a leeral pour sénégalais yi comprendre d'abord li waral lii ndax loo gis am na fu mu bàyyeekoo di gën a leeralaat rek injustice bi nga xamante ni bii dañ dem ba nemmeeku ne ñu ngi koy dund ci suñu biir kër gu nu moom bokk ko doon fa nas ak di fa nocci te mbooleem lu waraloon ñu jëloon initiative pour xeex injustice mooy pour ñu jàppale réew mi ci anam yépp jëkkee nag sunu combat ci reyanteeg mbooleem koo xamante ne da ngaa jug pour jël injustice installé ko fi mu nekk loo xamante ne réew mu dugg da koy yàq injustice boobu bu ñu demee ba nemmeeku ko ci biir coalition bu nu bokk muy Yewwi Askan Wi ñu yàgg ko réclamer jaar dans la voie légale def ay réunion ay nit di confisquer suñu PV et war ko jàllale ci ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo yilif suñu organisation ba ñu yëg sax ne jàll na mais amul ay réponse léegi nag bu fekkente ne li fi am yëpp te ñu signalé woon ko Sénégalais yi muy investiture yooyu ngeen di wax ne jàll na ñu tibbee ci loolu ñëw ba tey ñuy continuer di traiter injustice parti yi nga xamante ni bi dañoo lëkkaloo ci biir Yewwi Askan Wi parce que ñun li ñu ñor mooy département de Mbacké te département de Mbacké ci biir réewu Sénégal la nekk combat bi mooy dootuñu nangu virgule ci injustice ci sunu pétrole ci sunu gaz ci sunu zircon ci sunu communication bi ak ci sunu santé si wet yépp loolu moo ñu tax a jóg buñ ko gisee nag ci kër goo xamante ne dafa nekk ci sunu biir kër la dañuy gàddu sunu yat jug jëflanteeg injustice boobu ak képp ko fi mën a installé li ñuy wax mooy réew mi ñoo ko bokk gox bi ñu nekk dafa am lu ñu fiy tekki du ñu dellusiwaat ci jëf yi nga xamante ni bi jël nañ ko ñu koy jëf ci kaw li nga xamante ne bi dañ ko bokk muy lu am importance amal ñëpp importance muy Yewwi Askan Wi duñ ko nangu li ñu jug nag pour fas yéene ko def jarul laaj fu ñu jëm parce que ñun dañoo am responsabilité bu rendre compte askanu Sénégal yépp dafa am ay mbooloo yoo xam dañoo nekk ci suñu ginnaaw ñu gis booletuñ leen ci dara ñetti nit ñooy jug di tuddee seen bopp Yewwi Askan Wi dem di lancé wu ci biir intercoalition boo xamante ne bii mais suñuy leader yi ñoom am nañ ci ñun ay droit pour ñu topp hiérarchie bi nga xamante ne bii war nañ koo jëmmal waaye tamit ñun am nañ ci ñoom droit ndax ñun dañoo yor responsabilité ay nit yu topp suñu ginnaaw te ni ñu investir département bi baaxul non seulement ñi ñu investir lobby lañ teg ci biir lobby boobu ñu ngi continuer saa su nekk di def loo xamante ne bii xamuñu ko di wax ci suñu tur ñun Yewwi Askan Wi li ngeen gis mooy Yewwi Askan Wi buñ demee nag ba gisatuñ li nga xamante ne bii mooy li Yewwi Askan Wi moom ñun dinañ jël li askan wi moom delloowaat ko askan wi beneen bi mooy li nga xamante ne bii moom mooy liste nationale bi ni ñu leen koy présenté ak ni ñu leen koy waxee amut ndax département bi dafa am ay doomu département bi yu nekk fii te ñooñee noonu gis nañ ci ñoom ngor gis nañ ci ñoom confiance gis nañ ci ñoom ak dëggu te képp ku voté ci liste bii dinañ ko versé ci liste nationale bi liste nationale boobu nag bu gañee suñu benn jigéen bu nga xam ne mooy Soxna Rouba Gueye di jigéen bu mën góor du mën ñii nga xamante ne bi ñoom lañ investir ci ay wor ci ay lobby nañ taxaw jàpp massivement ak suñuy base ci lépp ñu voté fii ñun ñooy Yewwi Askan Wi fépp waaye taxaw di boole sa bopp ci Yewwi Askan ba pare di tegal sa ñi nga xam te ñoom nga bokkal injustice ba pare ne injustice ngay xeex loolu duñ ko cautionné moo tax nag ñu leen di sant di leen jaajëfal di wax ne combat bi mu ngi fii pour ñun ba une seconde des ci législatif d'abord. man la Mbaye Babacar Fall taxawu Sénégal tey ñu amaloon fii ñëwoon fii tey di fi amal benn point de presse bi nag li ko waral mooy
comme ñi fi jaar niñ ko waxee mooy injustice bi nga xamante ne nii moom la ñuy dund ci département bi depuis local ya ba tey mu mel ne que dama yaakaar ne tey su fekkee ay gor lañ wala ñu nekk ay jullit akkan war nañuy moytu di jiiñ kenn dëmm ba noppi yow ngay def ndëmb googa parce que ñun dañoo jàmmaarloog Macky Sall mu nekk ci réew mi di def lu ko neex di wax lu ko neex kenn mënu ca dara jaay doole googu ñun ñu taxaw ne ko li ngay def du dëgg du yoon da nga jël askanu Sénégal not leen di leen jaay doole yow ñuy reeteet loola ñu ngi lay ñaan wuroo jaar ci côté boobee Macky Sall jaar da nga ko war a moytandiku loo man mais di woote loolu ba noppi jël askanu département de Mbacké utal leen kumba am ndey ak kumba amul ndey mel ne que maanaam ñi fi nekk duñu ay responsable yu mag yu man seen boor ñoo nekk fii tey dajee pour jàllale ay message yoo xamante ni nii tey Sénégal gépp dinañ xam ne lii mooy dëgg gi leneen li ci des dara du ci dëgg ma ñëw ci bi nga xamante ni nii tey investir nañ député yi ba noppi amul benn député boo xamante ne nii jël nga sa téléphone woo parti yi nga xamante ne nii ñoo bokk ci biir Yewwi Askan Wi dama koy wax pour mu leer benn parti moo fa présenté wu muy Pastef Touba ne ñoom ñooy Yewwi Askan Wi écarté yeneen parti yi ñun duñu xeex ci loolu duñu ci xuloo bi loolu amee ñun ñëpp waxtaan nañ ci suñu biir wax moral def lépp bind yóbbu pour bëgg ñu bañ a yegsi ci fii ñu toll tey parce que lii ñu def nii du ñun ñoo ko bëgg parce que mbir mënoo caa bokk ba noppi wëlbatiku di doxe beneen façon doxin lu dul la mbir ma yittewoo mais tey danoo sës moo tax ñu def lii tey bi nu bindee jox leader yi waxuñu ñu dara jamono yooyu ñu ngi ci prélection bu liste bi jàllul wate do am ak coow loolu noonu mais bi loolu amee bi ñu demee ba nga xamante ne nii nag sës nañ ñu ne liste nationale bii ki nga xam ne mooy candidat bi di Adja Rouba Gueye nekk jigéen joo xam ne depuis local yi ba léegi ñooy ànd di campagne ñu jaar ak moom fu ne saa bu ne bu ñu taxawee mi ngi taxaw suñu ginnaaw donte jigéen la bu dee guddee bu dee bëccëg réunion bu ñuy def moo fay jëkk moo fay mujj ñu ne comme ñee dañ leen a investir te ñoom boolewuñu soit xeeb nañu suñu doole ñun dinañ àndandoo ak Rouba Gueye xeex lu ñu man département de Mbacké wate liste nationale Yewwi Askan Wi parce que Yewwi Askan Wi kenn mënuñu cee génne de dañu cee bokk comme nit ñëpp bokkee am ci ay responsable ay leaders yu mag yoo xam ne ñoom ñoo téye Yewwi Askan Wi ñu représenté leen ci département de Mbacké bi loolu amee ñun ñëpp ñu mobilisé wu programmé nañ parce que tey yàlla dimbali nañu waaj nañ ba jekk jóg moo des dafa fekk ne nag bés bi ñu war a jógee mi ngi ci kanam te bu ñu jógee yéen ay journaliste ngeen di ngeen xam lu leer ne ñoom dinañ xam ba xam kan moo am doole ci département de Mbacké ak kan moo ñàkk doole ci département de Mbacké li am solo nag mooy bis naka tey tàmbali nañ sunu liggéey dañuy gërëm nag parce que dinaa ko wax am na benn député ci ñoom woo na ma téléphone bi ma woo téléphone daf ma wax ne ma man de problème yooyu yëguma ko woon parce que damaa nekkoon ci ay problème su ma waxee loolu di ngeen xam ki ma jubloo wax ne ma wallaahi nit a ma woo ne ma gars yi ñi ngi ci problème moo tax ma jël sama téléphone woo la dama bëggoon nga dajaleel ma gars yi ñoom ñëpp man fekk leen fu ma nekk fañ nekk ma waxtaan ak ñoom ma ne ko li nga wax lépp dëgg la mais lay problème ba mooy bi nga yegsee dañ la waroon nag wax ne la problème bii kët moo fi nekk am na ñu écarté wu nag ne bokkuñu bu boobaa bu ñu toogee danañ la wax lan moo tax ñun ñu écarté wu ñun dañoo weesu kuy nekk al toppe maanaam ñëw ñu lay wommat ci buum naan la jaaral fii weesu nañ ko ci politique fi nu jaar ci politique ñun li nu moomal suñu bopp dañu koy jël far la force duñu ko ñaan duñu ko wayaan parce que li ñu moom ñun ñoo ko moomal suñu bopp dépensé nañ ci politique di la ngaa mbitu ci ginnaaw kenn am nañ ngor nag duñu jaay suñu bopp duñu wor duñu mus a dem ci président Macky Sall ndax lan parce que ñun ñëpp dañoo maase ne Macky Sall dafay teg sénégalais yëpp aw métit aw tiis lépp loo xamante ne lu métti la Macky Sall mi ngi koy teg sénégalais yi ñun lan la ñu gëm procès Yewwi Askan Wi loolu la ñu gëm moom la ñuy xeex parce que ñun dañoo gëm ne muy leader yi bokk nekk ci Yewwi Askan Wi donte
defar nañ ay liste yu am problème loolu moom ñoom dañ koy nangu dañuy wax nangu ne nit lañ def nañ erreur boobu nag ñoom ñoo war a toog xam ne ay nit lañ seqal Sénégal nit munta may boppam dara sans doomu aadama ñu waxtaan ak nit ñooñu boolewaat seeni doole parce que Sénégal du Macky Sall du Khalifa Sall du Sonko du kenn ku ko mën a gañe saa nga ànd ak nit ñi def bolo kenn ku man loolu amul ci àdduna kon li ñu bëgg nag ñun mooy ñu ngi tàllal loxo bépp doomu Mbacké bépp doomu département de Mbacké bu nekk fii ci département bi ñun ñëpp ñu joxante loxo baatar campagne liste nationale Yewwi Askan Wi pour ru bëggee jàll même su jàllul ñeneen ñi war a jàll ci biir liste nationale Yewwi Askan Wi ñooñu jàll incha allahu rabbi jërë ngeen. D'accord, comme mon camarade l'a dit en wolof, Abdou Mbacké Ndao c'est l'ancien maire de Mbacké. Nous avons bâti campagne contre Abdou Mbacké Ndao. Nous avons fait, comment dirais-je encore, nous avons montré ses faiblesses et ses limites pour gérer la ville de Mbacké. Et même pas 6 mois après, on revient pour nous dire que c'est lui notre candidat à l'Assemblée nationale. Ça, c'est illogique. On ne peut pas l'accepter. Comment peux-tu faire face à la population de Mbacké en quelques mois et revenir dire autrement? Et tu dis que tu es Yewwi Askan Wi. Ça, on ne le cautionne pas. Parce que notre candidat au niveau des locales, c'était Abdou Karim Fall. Lui, il est crédible. Si c'était lui, ça ne poserait pas problème. Mais Abdou Mbacké Ndao, on ne peut pas battre campagne pour Abdou Mbacké Ndao. Il n'est pas crédible à Mbacké. Il n'est pas crédible à Mbacké. Et Yewwi Askan Wi, dans leur texte là, on avait dit que celui qui quitte Benno Bokk Yakaar, on ne l'investit pas. Ou bien si tu quittes quelque part, minimum 6 mois, on ne t'investit pas. Et ça ne fait pas 6 mois, on investit Abdou Mbacké Ndao. Et pourtant, Diogomaye, il a travaillé à Sadio, et lui, il n'est ni titulaire ni suppléant. Ça, c'est une injustice. Et nous dénonçons cette injustice au niveau de la coalition.